أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل ما أنزلنا من شر حسد وشر فم وشر العني الله وشر سحر وشر القلق إنسهم ومعدن وزوات سمي الله طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا رشدا وتوفيق يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. comme ni ko sëñ Talla waxee ci mawdon bi wala sujet bi nga xam ne moom lañ tànn moom la ñu tuddee waqfa ta'ammuliya fi shabakatil ijtimaiya maanaam une pause lay doon boo xamante ne réfléchissante la sur les réseaux sociaux. suñ nee nag pause boo xam ne dañuy réfléchir ci réseaux sociaux yi kenn ku ne xam ne bu ñu nee réseau ne sociaux dafa nekk pluriel nga xam ne kon yu bari la nekkul benn parce que bu fekkonte ne benn la dañ naan réseau social la ñuy wax. léegi nag du ñu xóot ci wax lan mooy réseau dëgg-dëgg wala ñuy wax lan mooy social dëgg-dëgg pour mën a comprendre ñaari baat yi loolu day xaj na day jël temps wala day nekk ci beneen domaine boo xam ne du ko jaar moo tax li ñuy def rek mooy ni ko ñëpp mën a comprendre rek lan mooy réseaux sociaux bu ñu ko waxee ni ko ñëpp mën a comprendre rek foofu la ñuy ñëw ñu gis ne réseaux sociaux bu ñu ko waxee ab groupe la boo xam ne groupe bu kii lay nekk maanaam ay site wala leneen ak leneen yoo xam ne dañoo nekk sur internet waaye nekk googu ñu nekk ci internet lan la ñuy defal mooy dañuy dimbale ñu mën di jokkoo maanaam ay réseau la yoo xam ne ci net bi la nekk pour ñu mën di jokkoo waaye ñu mën itam di communiquer ci suñu biir jokkoo ak communication daf ci bokk moo xam mu jóge ci ñun jëm ci ñeneen ñooñu mën na nekk li ñuy tuddee ay xarit mën na nekk ñi nga xam ne dañuy tuddee ay ñoo xamanteel ngay jokkoon ak ñoom ci net bi wala mu nekk ñoo xamante ne sax da ngeen a bokk barabu liggéeyukaay wala ngeen nekk ñi nga xamante ne yéen a bokk fu ngeen di jànge wala yu demee noonu kon réseaux sociaux yi dañuy jàpp ne ay mbir la yoo xamante ne moom moo ñuy jokkale ci suñ biir ngir ñu mën di déggante waaye ñu mën di communiquer loolu la ñuy jàpp ne mooy réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi bokk na ci bari na lool ndax mën nañ ci tudd ku mel ni Facebook kenn ku nekk xam na ne particularité mooy li jëm ci wàllum partage ay message mën na nekk ay photo waaye ay publication yoo xamante ne écrite lay nekk wala vidéo yooyu yëpp mën na disponible ak li nga xam ne moo di Facebook am na bu koy accompagner mooy Messenger bi nga xamante ni moom particularité mooy communication bi ak discussion bi kese daanaka ci côté boobu la jaar mooy partager ay photo entre ñaar wala ab groupe loolu lépp mën na nekk si loolu en plus am na yeneen yoo xam ne ay réseau la comme lu mel ni Twitter par exemple ay 180 mots la ñuy limité li nga xam ne moom nga war a bind su boobaa liñ koy accompagner mooy ay liens yoo xamante ne da nga ciy cliquer pour mën a jàll ci leneen li nga xamante ne moo des comme publication nga xam ne foofu booy seet autorités yi wala ñi nga xamante ne haute personnalité lañ ñoom ci côté boobu la ñuy ëpp lu ñuy def seen ay publication am na ñu mel ni LinkedIn nga xam ne boobu day concerner li nga xam ne moo di monde d'affaires bi nga xam ne ñi nga xam ne dañoo bëgg a développer seen liggéey seen biographie bi nga xamante ne moom la ñuy partager ak yu demee noonu wala ci domaine bu manti doon ku ci bëgg a avancer ci côté yooyu ngay jaar boo loolu jàllee am na lu mel ni ay WhatsApp kenn ku ne xam na ne léegi moyen de communication la boo xam ne moo gën a gaaw par rapport ak Facebook parce que dafa gën a yomba utiliser mooy jërul njàng mu xóot jërul njàng mu sori doy na rek am ay explication yoo xamante ni moom lañ la expliquer rek yoo xam ne explication lay doon yoo xam dañ la ko expliquer ne la boo defee nii mën nga jëfandikoo donc kon réseaux sociaux yi dafa nekk loo xam ne daal lu tasaaroo la ci mode bi ñu nekk waaye tasaaroo gi dafa tasaaroo ba général c'est-à-dire am na yu bari yoo xamante ni tasaaroo na ci àdduna mais nekkul lu général dafay am benn groupe wala yenn personnalité yoo xam ne ñoom lay concerner alors que nag réseaux sociaux yi qui que ce soit daf la concerner moo xam jàng nga moo xam jàngoo kon donc tasaaroo gi mu tasaaroo day mel ni kon dafa yaatu bam ëpp léegi loolu itam dafa tasaaroo aussi ci service yi service yi nga xam ne moom la ñu utiliser booy xool tasaaroo gi réseaux sociaux yi tasaaroo da ngay gis ne feeñ na ba ci service yi parce que bu njëkk booy xool liñ daan jëfandikoo réseaux sociaux yi léegi dafa yokku tey nombre bi ñu lay wax tey boo demoon ci ihsaa'iyaat yi maanaam li nga xam ne moom la ñuy def dañ lay wax ne la nombre bu baree bari boo xam ne da ngay jàpp ne ñooñu sax nekkuñ ci réseau internet yi c'est-à-dire kon tasaaroo bi dafa nekk maanaam dafa général mais nekkul xaas maanaam lu personnel kon ñëpp ñoom ñoo ci accès ñi jàng ak ñi jàngul ñi nekk au fond ak ñi nga xamante ne ñoo nekk dans le milieu ñooñu ñëpp ñoo bokk di àndandoo di jëfandikoo réseaux sociaux yi donc kon lu bari nag ci ay nit kon
permettre na leen aussi ñu mën a choisir ban réseau moo leen gënal par exemple autant boo xoolee avant réseaux sociaux yi di partage di tasaaroo ni mu tasaaroo kenn ku nekk daf daan sukkandiku ci réseau bi nga xam ne dañ ko kaa forcer mu nekk loo xam ne par la force que ce soit la situation moom kese la mën a jëfandikoo mais bi réseaux sociaux yi commencé génn da ngay gis ne dafa gën a yombal li ñu daan jëfandikoo ci réseau yi da ngay am comment dirais da ngay mën a choisir réseau bu la neex en plus itam li nga xam ne moo nekkoon prix yi nga xam ne moom lañ daan jaayee communication bi wala bi ñu doon jaayee connexion bi dañ koy réduire ba nga xamante ne léegi ñu bari dinañ ci mën a am accès ci ay page yooyu dugal wala ay illimix yoo xam ne moom ngay activé déjà kon tasaaroogu réseaux sociaux yi tasaaroo day feeñ ci réseau yi day feeñ ci côté bu nekk donc nag comme dafa tasaaroo te dafa mondial mënul ñàkk am njariñ mënul ñàkk am ay lor parce que lépp lu mënti doon ci àdduna am na noo koy jëfandikoo mu jariñ la comme am na noo koy mën a jëfandikoo aussi mu lor la donc moo tax dafa bari njariñ moom bari nay njariñ lool njariñ yi bokk na ci dafa yombal communication maanaam jokkoo daf ko yombal diggante ay nit yoo xam ne dañoo wute fu ñu nekk nit ñoo xam ne dañoo wute fu ñu nekk ci monde bi dans le monde entier dafay yombal seen communiquer léegi li nga xam ne moom la ñuy wax ay territoire wala yu mel doon yoo xam ne ci côté géographique la jëm wala mu nekk yoo xamante ne sax dañ koy redéfinir rek ni fii la yem loolu tënkut li nga xam ne moo di communication tey bu ma doon dem par exemple Amérique dinañ ma laaj passeport dinañ ma laaj visa et cetera donc kon dafa am lu may limité ba nga xam ne au moins sañ-sañu jekki-jekki dem dugg ci réew moom mais avec la communication mën naa bëtt frontière boobu noonu par la communication te du ma jóg fii ma toog déjà kon loolu mën nañu gis ne njariñ la par rapport ak tey bu ñu naroon di dox di dem wala temps yi nga xamante ne moom lañ daan woote téléphone réseaux sociaux yi dafa gën a yomb boo activé benn page mën nga ci wax ak nit ki ay temps de minutes yoo xamante ne bu njëkk boo ko bëggoon fay par la communication téléphonique da nga fay loo xamante ne bu boobaa dootoo ko attan déjà kon loolu mën nañu jàpp ne njariñ la ci li nga xamante ne moo di njariñ lu réseaux sociaux yi andi ñaareel bi itam bokk na ci mën nañu wax ne itam day maye ñuy échanger ay xalaat parce que léegi ki nga xam ne day dëkk Sénégal xalaat yi mu am ndax civilisation ak li nga xam ne moo di culture am da koy forcer yenn xalaat yoo xam ne moom lay gëm un américain bi nga xam ne mu ngi dund biir Amérique moom it am na lu muy gëm ak loo xamante ne moom lay xalaate déjà le fait que kon communication mën a am ci entre deux pays yoo xamante ne dañoo sorante donc loolu dafay wane ne kon mën nañu weccante ñu weccante li nga xam ne moo di xalaat mën nañu weccante aussi xam-xam mën nañu weccante li nga xamante ni moo di culture yoo xam ne ay réew yu wuute ñoo ko moom ni ko doon tam mën nañoo weccante langue ci lu gaaw déjà kon loolu njariñ la loo xamante ne tam mën nañ koo tënk ci réseaux sociaux yi beneen bi ci topp mooy li nga xam ne mooy activités yi nit ñi def yi nga xam ne dafay nekk activités yoo xamante ne activités yu lay may hëdëf li ñuy tuddee hëdëf mooy objectif nga xam ne nit ki day def ay activités yoo xam ne dafa objectif activités yooyu nga xam ne moo objectif yooyu noonu dañuy jàpp ne réseaux sociaux yi daf ko yokk parce que parfois nit ki dana nekk si benn ruxam am benn objectif boo xam ne moom kese la nekkoon c'est personnel mais le fait que mu génn ci réseaux sociaux yi gis ñu ci partage ñoo xam ne ñoo ko ci raw gis ñoo xamante ne ñoo ko ci jiitu yooyu noonu dafay gën a encourager li nga xam ne moo di objectif boobu mu am pour avancer ci loolu kon mën nañ ne réseaux sociaux yi dafay encourager nit ki nga xamante ne am na objectif bu mu bëgg a réaliser par rapport ak ñi nga xam ne ñoom lay communiquer ci li nga xam ne moo di monde boobu noonu c'est-à-dire kon loolu njariñ la loo xam ne itam réseaux sociaux yi daf koy andil doomu aadama yi ni ki noonu tam réseaux sociaux dafa bokk ci li nga xamante ne mën na la dimbali nga réaliser rêve yi nga xam da nga koy am parfois mu nekk loo xam ne rêve la réseaux sociaux yi daf ciy jaar pour réaliser ko ñaata yoon la nit partagé ci Facebook ku bëgg bourse sàngam nit ki dem jaar ci lien boobu noonu dem demander ñu may ko bourse boobu mu dem ba jàng ba am ay diplômes yoo xamante ne à l'extérieur la koy defee déjà kon loolu bokk na ci li nga xam ne rêve bu mu amoon la pour mën a continuer ay étudiants ci biir réseaux sociaux yi WhatsApp lañ koy partager par un lien wala ñu partager ko Facebook wala feneen mu jaar foofa ba demander bourse ñu may ko mu génn déjà kon réseaux sociaux yi njariñ li bokk na ci dana permettre nit ki mu réaliser rêve yi nga xamante ne moom lay am te bu doontoon moom peut-être mën na am du gaaw réalisation bi waaye yëmut ci loolu itam bi topp mooy day participer ci évolution ci côté économie parce que économie lan moo tax mu ciy participer tey boo xoolee ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci réseau autant da ngay gis koo xam ne benn cyber lay am rek pour mu dox sax problème la
mais léegi da ngay gis ne léegi li ñuy def ci internet moo ëpp tey boo xoolee Sénégal éducation bi pour nga demander ñu orienter la da ngay jaar par internet ay réseau ngay jëfandikoo réseau yooyu ngay jëfandikoo ay nit ñoo ko moom dañ ciy investir seen alal jooju ñu ci investir li ngay ci utiliser daf ci part seen économie en plus yow mi naroon a jógee fu mel ni Fongolemi par exemple dem ba université Cheikh Anta Diop nga passe dem déposer say dossiers di xaar di dem aller retour un simple clic boo xamante ne da nga koy cliquer sur internet ñu orienté la sans déplacement déjà kon loolu dafay participer aussi ci économique bi nga xamante mooy économie nit ki kon déjà kon am na njariñ boo xam ne njariñu économique la kon mën nañu wax ne réseaux sociaux yi loolu bokk na ci waaye itam bokk na ci li nga xamante ne day tasaare itam ak weccante ci côté économie ba tey bi ma ko doon waxee parce que weccante ci côté économie mooy lan am na ci yoo xamante ne léegi tey gis naa yu bari ci léegi au lieu léegi da ngay demander li nga soxla ñu livrer la ko sans nga déplacer aussi déjà loolu tam ci côté économie ba léegi da ciy commencer am njariñ waaye day dimbale nit ki itam ci mu mën a wax lan li nga xam ne moom lay xalaat li ñuy tuddee liberté d'expression par exemple nit ku nekk daana am lu mu bëgg a wax mais du am possibilité wax ko mais avec réseaux sociaux yi da ngay gis nit koo xam ne li mu bëgg a wax dina mën a léegi partager ko moo xam daf koy bind moo xam daf koy def sous forme de vidéo tasaare ko loolu da ngay gis ne itam kon liberté d'expression maanaam wax li nga xalaat réseaux sociaux yi da ciy jàppale nit ki ndax bari na yoo xamante ne ci àdduna bi ci wax loo xalaat la amee léegi nag li nga daan wax danaan yem par exemple ci benn territoire mais léegi li ngay wax mën na continuer ba àgg ci foo xamante ne dans le monde entier la loolu bokk na ci itam li nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci réseaux sociaux yi ba tey mu am njariñ mooy exploitation yi nga xamante ne dafa jëm ci côté information c'est-à-dire dañuy exploiter léegi li nga xam ne moo di réseaux sociaux yi pour information bu gën a gaaw bu njëkk dara dana xew ba weesu doo ko yëg ngay laajte kañ la woon wala lan la woon mais réseaux sociaux yi léegi permettre na nit ñi li nga xamante ne xew na léegi même pas 5 minutes ay milliers de personnes ñoo ko gis ci réseaux sociaux yi nga xam ne léegi bu njëkk journalu 13h ngay xaar par exemple wala nga xaar journalu 20h wala yu mel noonu léegi jëratul loolu même bu fekkente ne amoo information bi à sa globalité mën nga am information bi à sa miniature nga xam ne léegi dinañ la partager li nga xam ne moo gën a am solo ci information bi nga mën koo jëfandikoo léegi nag mu des léegi recherche yi nga xamante ne moom ngeen di continuer te mooy comme ni ko alquran di waxee in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahaalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin par exemple bu ñu leen andilee li nga xam ne moo di information da ngeen ko vérifier bala ngeen a phase benn bêtise boo xamante ne da ngeen koy rëccu ëllëg déjà kon li des rek mooy vérification ngay dese ak authentification mais information bi moom tu l'as déjà eu am nga ko ba pare amatul leen loo xamante ne moom nga ci def waaye itam yemu ci loolu ndax day permettre nga découvrir ay mbir yu bees par exemple nit ki nga xam ne toujours day nekk ci internet da ngay gis ne day jëfandikoo lu bees toujours day gën a avancer ci côté nu muy jëfandikoo technologie bi day avancer ci ay logiciel day avancer ci ay application day avancer ci yu benn yeneen ak yeneen yoo xamante ne à travers les réseaux sociaux ci lay amee yooyu noonu parce que léegi am na bu njëkk pour nga monter woon ay vidéo da nga daan am ay logiciels yu simple léegi nag am na logiciels yoo xam ne ñoo gën a sophistiqué yoo xam ne ñoo gën a efficace yoo xamante ne jërul yenn paramètres yi nga xam ne moom nga daan def ci yeneen logiciels yi di ko utiliser yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne réseaux sociaux yi tax na ñu mën a am accès yeneen adawaat yooyu noonu nga xam ne ay matériels la yu bees yoo xam ne ñu ngi koy mën di jëfandikoo waaye yi nga xam ne itam dañ koy waxtaane ci yeneen réew yi dañ ciy mën a am accès ba di ko exploiter suñu réew bari na yoo xamante ne ci yeneen réew lañ ko déggee en général am na yoo xam ne fii boo ko xoolaan bal nga ko mënaan a gis da nga ko daan gis ci benn film américain wala nga gis ko ci benn film boo xamante ne ci réew yu gën a avancé yi ci lañ nekk léegi nag yooyu nit ñi ñu ngi koy def fii nga xamante ne moo di suñu réew di ko exploiter à travers li nga xamante ne moo di réseaux sociaux yi donc kon njariñ li moom dafa bari lool bokk na ci tam li nga xam ne moom la ñu tuddee nit ki maanaam li ñu tuddee développement personnel nit ki mën nay tëju néegam du génn du communiquer ak ñi nga xam ne ñoom la nekkal ci même place ba pare te du ko tee développer personnellement déjà kon mën nañu wax ne réseaux sociaux yi am na njariñ ci côté boobu kon bu ñuy xool ci tënk dañuy tënk ne réseaux sociaux yi am na njariñ ci côté social lan moo tax mu am njariñ ci côté social mooy nit ki dafay gagner yeneen
xame yeneen nit yoo xamante ne ci monde bi yëpp la ñuy nekk au lieu ñu nekk ci benn territoire boo xamante ne dafa limité. ci côté économie dañuy gis ne nit ki ñi nga xam ne ñoo daan dépenser lu bari pour la communication da ngay gis ne léegi daf leen di réduire loolu bañ mën a dépenser lu néew ba pare di communiquer plus. kon amal na leen njariñ ci côté économie ñi nga xam ne itam ñooy jëfandikoo réseau bi itam ci côté njaay di ko jëfandikoo ci leneen amal na leen njariñ ci côté économie. léegi nag côté diine itam amal na leen njariñ lan moo tax mu amal leen njariñ mooy parce que diine ay gis-gis yoo xamante ne ci monde bi la nekk daf koy atte nit ki nga xam ne nag nitu diine la ba pare monde bi ubbiku ci kanamam dana fa jëlee loo xamante ne dana xam benn bu ci nekk lan la ci diineem wax fan la ci diineem taxawee loolu itam njariñ la loo xamante ne mënoon nay dund ba faatu di def loo xam ne tere nañ ko xañ na wala muy bàyyi loo xam ne digle nañ ko ba pare te du ci yëg dara alors que à travers les réseaux sociaux yooyu yëpp mën nga ko gagner ci côté boobu noonu mu am njariñ yu bëree bëri daal yoo xam ne mën nañ jàpp ne kon buñ doon wax dañ naan njariñ li moom foo ko natt passé na ko waaye nag mën na surtout wax ne njariñ li à 100% njariñ la parce que lépp loo xam ne tout ce qui est artificiel daal loo xam ne nit dugal na ci loxoom mënul am njariñ bu parfait parce que nit moom la yàlla binde noonu yàlla bindewul nit mu parfait loolu moo tax nit mënul def lu parfait comme que nag ci ay loxoy nit la jaar ba dem du ñàkk ay yeneen yoo xamante ne day rax ci mbir mi jëm ci li nga xamante ne moo di ay inconvénients comme bu ñuy wax avantage kon mënul ñàkk li nga xam ne mooy inconvénient muy li ñu tuddee ak salbiyaat léegi nag salbiyaat yi mën nañ ci ñëw ndànk-ndànk ndax bi ci njëkk te gën cee dangereux mooy manque de contrôle bi waxoon naa léegi ne nit ki nga xam ne moom mooy ci njariñ yi bokk na ci nit ki day développer personnellement donte sax mën na bañ a sukkandiku ci kenn mais comme moom am na liberté d'expression boo xam ne may na ko mu partager quoi que ce soit su boobaa kon bu amul contrôle loolu danger bu mag la ci ab société parce que contrôle bi moo mënoon a permettre nit ki li muy xalaat te mu nekk xalaat boo xam ne baaxul ci askan wi ñu mën ko bloquer ba xalaat boobu du jàll le fait que nag amul contrôle su boobaa kon dafay nekk danger boo xamante ne kenn ku nekk li mu xalaat lay wax te li mu xalaat mën na baax comme mën na nekk safaan bi loolu kon bokk na ci li ci njëkk ñàkk itam li nga xamante ne moo di responsabilité ñi nga xam ne ñu bari ci ñiy jëfandiku internet yëguñ responsabilité imagine toi par exemple ki nga xam ne dafay jëfandiku internet te yëgul responsabilité xam nga responsabilité moo lay wax nga ànd ak sa conscience tranquille naan la soo defee lii mën na jur lii soo waxee lii mën na jur lii soo defee nanga mën a mais boo xool jeunes yi ñiy utiliser internet en général ay jeunes la ñu nekk yoo xam ne sax amaguñ benn maturité bi loolu booy seet ñàkk contrôle boobu noonu waaye ñàkk yëg responsabilité boobu noonu loolu bokk na ci li nga xam ne inconvénient la ci réseaux sociaux yi donc kon première bi nga xam ne moo am nekk inconvénient ci réseaux sociaux yi mooy bi ci njëkk mooy amul contrôle ba pare te nit ñi koy def en général du ñu yëg responsabilité bi parce que nag un simple clic boo xam ne da ngay laal ab bouton rek mu tasaaroo affiché loolu dafa xaw a légère dafa xaw a yomb ci gisin fekk mën na danger lool ci après loolu moo tax manque de contrôle boobu bokk na ci li nga xam ne ay kii la li ñu tuddee mu baalaxa ci arabe nga dépasser les limites waroon a def dara dépasser limite loolu nag dafay feeñ ci côté li nga xam ne moo di fausse information yi ñuy diffuser nit ki day jékki-jékki rek daal di diffuser benn information boo xam ne une fausse information la léegi fausse information boobu noonu mooy aaya bi ma tere woon léegi mën naa ci dellu siwaat mooy yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin na ngeen moytu information yi di ko vulgariser comme noonu te vérifier wu leen ko parce que mën na leen a jural ak réccu goo xamante ne après ca kanam lay doon donc kon lu mel noonu bu amee mën nañ jàpp ne diffuser ay fausses information mën na yàq ab société totalement wala partiellement parce que loolu moo tax mooy information dina yàqal nit ba la ñu ko vérifier moom lépp loo xam ne amoon na ko mu ñàkk ko te mënut a rattraper waat loolu parce que fi information bi àggoon xaj na amul possibilité weddi ko démentir ko ba mu àggaat foofu noonu donc loolu kon bokk na ci ba tey li nga xamante ne réseaux sociaux yi dañ koy ay lor la ci côté yooyu noonu bi topp itam mooy li nga xam ne mooy da ngay dugg ci mbir yu baree yoo xam ne amul njariñ réseaux sociaux yi da lay permettre ngay dugg ci mbir yu baree bari yoo xam ne amul njariñ
c'est-à-dire léeg-léeg nga visiter benn site boo xamante ne lan lañ fay lan lay def site pornographie la par exemple ban njariñ la lay amal lan la lay apporter de plus donc kon réseaux sociaux da lay permettre yow ngay utiliser wala ngay jëfandikoo loo xam ne amulu la njariñ mu nekk 5 temps boo xamante ne da nga koy jëfandikoo réseaux sociaux dana permettre par exemple ngay wax ak koo xamante ne amulu la njariñ mën naa am doo ko gis mën naa am yu baree bare donc kon réseaux sociaux yi permettre na nit ñi ñu dugg ci loo xamante ne aussi amulu leen njariñ te lépp loo xamante ni temps la dañ koy laaj yomal xiyaam dund gi nga xam ne moom ngay dund ndaw gi ngay dund bokk na ci li nga xam ne yonent bi tudd na ko ci ne yowmal xiyaam boo accès dañ la laaj ci fan nga ko màggataloon déjà kon réseaux sociaux yi inconvénients yi bokk na ci day tax nit ki di consulter loo xamante ne amulu ko njariñ waaye bokk na ci li nga xamante tam moo indi lu baree bari ci côté la vie sociale bi nga xam ne moom la ñuy dund da ngay gis nit koo xam ne ndeysaan ni mu mel wala ni mu nekkee seen kër jëlewu ko ci kër gi jëlewu ko ci école bi mais mu ngi ko jëlee ci réseaux sociaux yi parce que dafa dugg ci loo xamante ne moo ko permettre mu jëlee ci ay xalaat yu bees ba partager ko ñëw fii di ko dund ci kër gi te xamoo fan la ko jëlee du ngeen ko mën a maîtriser parce que xamu leen fan la ko doone ndax source bi nga xam ne mooy source erreur bi xamuloo ko te bokk na ci nit ki pour mu mën a solutionner un problème dafay fekk mu xam lan mooy origine problème bi li philosophie di wax naan cause ak conséquence bi ñun en général dinañ ko xam mais problème bi mooy cause bi lañ dul xam léegi nag cause bi mën na jógee à travers les réseaux sociaux mu jëlee ko ci beneen dëkk boo xamante ne peut-être seen réalité culturelle may na leen ko wala seen réalité sociale may na leen ko wala seen réalité yeneen ak yeneen déjà kon inconvénients yi loolu bokk na ci itam inconvénients yi li nga xamante ne mooy ay problème yoo xamante ne day dal ci bopp maanaam liñ naan problème psychologique ndax lan moo tax nit parfois danay jëfandikoo internet xaj na mu yomboon lool ci moom mu partager benn photo boo xamante ne ci moom la bàyyi ko wala mu bàyyi ko ci keneen ñu envoyé ko parce que c'est tellement simple nga dugg ci biir galerie sélectionné benn photo daal di bës touche bi même pas 3 secondes mu jàll ci kee kooku liir ko moom it def beneen photo mu jàll si ci yow même pas 5 minutes nga liir ko mu def vidéo jàll nga liir ko parce que yéen ñaar yéenay waxtaan donc te loolu léeg-léeg dina jaar foofu ñun kese duñu utiliser téléphone ñun kese duñu utiliser machine par exemple mauvaise main yoo xam dañoo jekki-jekki rek yem ci mu nekk vidéo comme mu nekk photo ñu jëlaat ko partage ko kooku jot ci ñu nekkat photo bi diw sàngam la photo bi nangam mu nekk loo xamante ne amatoo loolu léegi loolu noonu muy def mën na nekk problème psychologique ci nit ki nga xamante ne moom la dal te loolu li koy waral mooy réseaux sociaux yi nit ñu bari am nañ ci problème yoo xam ne ci ay photo la jóge wala ci ay vidéo wala ci ay vocal yoo xamante ne dañ ko envoyé woon déjà kon loolu problème la boo xamante ne mën nañ ci wax ne itam réseaux sociaux yi daf koy indi mën na indi itam problème mu perte matériel perte yoo xamante ne ci côté matériel la jëm lan moo tax mu mën a nekk perte ci côté matériel mooy ñaata nit ñoo toog ci benn télé wala ñu nekk ci benn réseaux sociaux laal benn kuréel wala laal benn mbooloo kuréel boobu wóotu leen seen ginnaaw dal ci seen kaw yàq fa loo xamante ne xaj na ay millions la doon jar wala leneen la doon jar déjà kon réseaux sociaux yi mën nañu wax ne perte yi day am ci côté li nga xam ne moo di psychologie day am ci côté matériel nit ki day perte leneen lu dul loolu nit day jekki-jekki mel noo xamante ne kenn xamu ko lépp li mu gëmoon ci comme diine lépp lu mu gëmoon ci comme culture lépp lu mu gëmoon ci leneen mu xëy weddi ko ndax réseaux sociaux yi ca la gise loo xamante ne moo ko weddi loo déjà kon loolu day bokk ci inconvénients yi nga xamante ne réseaux sociaux yi am nañ ko bokk na ci li nga xam ne moo di li muy encouragé itam mooy tayel ñu bari ci ñun nekk ay jeunes koo ci laaj ba mu gëjee dem sport ak léegi mën na yàgg day tayeloo nit ci sport te sport dafay permettre nit ki mu mën a développer ci côté psychologique daf koy permettre mu mën a développer ci côté yu bare mais réseaux sociaux yi dana tax pour nga def entraînement bu normal sax doo ko mën ñi nga xam ne sax jàmbaar lañ ba dañuy dem ci place yi ñuy entraîner léeg-léeg dañuy taal seen connexion dañuy def ay mouvement ba mu yàgg téléphone bi sonné un message ñu daal di dagg mouvement bi ñëw cliquer xool répondre daal di dem continuer waat entraînement bi
pourtant dañ koy def te loolu réseaux sociaux yi moo tax entraînement bu collé sax dootuñ ko mën a am ci ñi nga xam ne ñoo jàmbaare sax ñoo def loolu mais am na ñoo xam ne far entraînement dematuñ ko dañuy toog seen i kër parce que réseaux sociaux yi moo leen tënk buñ ñëwul ci WhatsApp ñu ngi ci Facebook wala ñu nekk ci Twitter wala ñu nekk ci Instagram parce que moom fa la photo yi gën a kiiwee ngay jàllale di xool parce que ñu bari dañuy wax naan dañuy bàcclu lañ koy tuddee bàcclu mooy di xool lu rafet kese lañ ci jublu mais ki ngay xool mën naa xamoo ko xamoo fu mu dëkk da ngay def ni pousse photo yi di jàll ci ngay nekk mën nga ci def temps bu bare te doo yëg ne sax def nga ci benn temps kon donc réseaux sociaux yi loolu bokk na ci inconvénients yi nga xamante ne daf koy jural nit ñi bokk na ci itam sori li nga xamante ne moo di dund ki nga waroon dund par exemple da ngay nekk seen kër waroon am possibilité waxtaan ak sa papa waroon am possibilité waxtaan ak sa yaay wala nga waroon am possibilité waxtaan ak sa soxna yooyu yëpp doo am possibilité bi def ko loolu mooy waral place bi nga jël yow pour communiquer ak ñeneen ba bàyyi fi sa jabar beneen waaye jël place boobu communiquer ak sa jabar c'est-à-dire day échange lay nekk yow sa téléphone nga jël yow di communiquer ak keneen xaj na moo tax taloo sa jabar beneen waaye moom it jël temps am communiquer ak sa jabar loolu kenn comprendre lu muy demee da ngay jékki-jékki rek gis sa soxna yor melokaan yoo xam ne wala nga bett ko ci dara wala nga yem ci moom ci dara doo xam lu xew ndeke jamono bi nga daan communiquer yow di wax ak ñeneen ñoo xam ne nekkuñ ci kër gi moom it am na keneen ku nekkul woon ci kër gi koo xam ne moom la doon communiquer parce que téléphone la rek yow comme booy cuq doo envoyé message mu sonné ci moom mu sonné ci moom it yéen a ngi toog sa message a ngi naan teng moom message am naan teng te yow li ngay envoyé jëmut ci moom li muy envoyé jëmut ci yow loolu kay waroon nañoo xamante ne leneen la te yow amoo temps contrôler ko parce que tey boo ko doon contrôler loo koy wax da ngay arrêter connexion bi boo teree dara nag day fekk nga jiitu ci kon léegi temps boobu noonu moo permettre nit ñi léegi benn sa soxna dana ci dem ba xamante kenn ba mën a am possibilité dajeeg moom wala mu xamanteeg moom mu yem ci rek communication orale boo xam ne peut-être li nga xam ne moom la manqué comme besoin jàpp na ne kee mën na ko satisfaire donte sax nit la koo xamante ne nit kum xamul la nit koo xam ne xamul fu mu féete loolu bokk na ci li koy waral mooy li ëpp ci réseaux sociaux yi nit ñi defuñ ci ay seen nom propre même li mu doon jins bi li nga xam ne mooy genre bi au lieu mu nekk jigéen sax nekk góor day jël place su jigéen ne moom loolu la ba pare di communiquer ak ay góor comme moom di leen envoyer ay photo di ko jëlee ci feneen parce que Cheikh Google moom bari na loo koy laaj mu tontu la ci mën nga koo laaj ne kat photo bu mel nangam laa bëggoon nga jox ma ko mu daal ne la kat photo yi mel nangam de bii laa ci am ak bii nga seet ba nga xam ne moo ci gën a dëppoo ak la nga soxla nga daal di koy envoyé kala ko doon laaj fekk mën naa am du yow mën naa am du moom arnaque yi itam ci la gën a bare parce que fausse personnalité yi may wax ba tey ci arnaque yi nit dalay envoyé message ne la nangam dama bëgg a xaritoog yow foofu lay commencé ñu toog tuuti mu envoyé le message bu gudd ne la ab colis laa amoon nangam moo ci nekk ak nangam lenn rek moo ko fa bàyyi muy nangam am keneen koo xam ne du jaar foofu moom ab formation la par exemple dafa bëgg a recruter ay nit fa muy jaar ak yow mooy li muy njëkk a def mën na am di la poser question xarit ngeen di waxtaan mu jox la WhatsApp am ngeen di communiquer da ngay dem ba ci yàgg mën na la dugal ci benn groupe financier boo xam ne jot ca xaalis day yomb lool xaalis boobu nga ciy mën a jot moo lay permettre ngay topp xaalis bi ba jot ci nag mu door a indi nag réalité yi nga xam ne moom moo taxoon mu dugal ci loolu te fekk c'est trop tard loolu nag mën naa ci kii wax ba tey li nga xamante ne mooy wàllum li ma ko waxee woon sànq te moo jëm ci wàllum doomu aadama yi nga xamante ne ñoom it dañuy am problème mu comprendre lan mooy xew ci réseaux sociaux yi lépp lu ñu leen wax rek dañuy jàpp ne loolu moo de le fait que moom partagé nañ ko ci internet rek kon dëgg la gis naa ko ci net bi dégg naa ko ci net bi wax nañ ko ci net bi gis naa ko ci vidéo et cetera montage bi gën a bari parce que waxoon naa ko sànq ci logiciel yi nga xamante ne dañoo sophistiqué nit da nga koy jël changé ko montel ko ba mujj muy dox par exemple di dox di wax te photo rek nga amoon ci moom yooyu yëpp agsi wul woon Sénégal agsi wutoon ci réew mi wala ñi ci amoon agsi bariwul woon waaye yooyu yëpp dafa mujj xëttaloo donc kon bu ñuy wax daal suñu neexee ne 50-50 la mooy réseaux sociaux yi am na njariñ à 50% waaye am na lor à 50%. loolu li koy waral mooy nit ki nga xamante ne moo ciy dem léegi nag kooku lañ war a préparer le fait que moom
mbir mi du caage ne mbir mi ci boppam moom mooy bon wala mbir mi mooy baax mais nit ki koy jëfandikoo moom la ñuy. donc kon loolu bokk na ci premier conseil bi ñuy joxe mooy nit ki nga xamante ne moom moo war a def mbir mi na interroger boppam lan lay interroger boppam est-ce que su ma ko defoon nit ki nekkut ak ki may waxal gis ko dana ma arranger c'est-à-dire maa ngi wax ak nit d'accord mën nañ ko def mais est-ce que bu ko keneen jotoon ku dul moom mi ma doon waxal fan la mën a àgg question yooyu dañ koy poser parfois ngay poser itam sa conscience tranquille par exemple sa conscience tranquille moo lay permettre nga xam ne li ma wax nii kat ci vocal bi su ma toogoon ci salle bii ñu toll nii du ma ko mën a wax wala li ma def ci vidéo bi su ma toogoon ci salle bii du ma ko mën a def déjà yooyu kon bokk na ci conseils yi nga xam ne moom laa jox sama bopp man di ko jox ñëpp mooy ñuy poser ay questions avant ñuy partager li ñuy partager itam na nekk loo xamante ne luy jariñ nit ñi la li jariñ nit ñi nag bokk na ci wax leen loo xam ne dana leen yee ci àdduna bokk na ci li jariñ nit ñi wax leen loo xam ne dana leen yee ci àllaaxira kon daal ñu bëgg a wax rek ni réseaux sociaux yi ci gàttal mooy réseau yi nga xamante ne moo nekk ci internet bi tey yombalal nit ñi ñuy jokkoo ak a waxtaan moo xam ay xarit lañ moo xam ay mbokk lañ moo xam ay camarade lañ moo xam ay collègue lañ ak lu mu mënti doon mu am ay njariñ yu bari yoo xamante ne dana yombal yi nga xam ne moo jafe woon suñu temps mu di ko mu di déjà yooyu yëpp ay njariñ lay doon mais ñu gis ne itam noonu la yàqale ay nit yoo xamante ne ay haute personnalité lañu woon nekkoon ci adduna bi nit ñi xamul leen waaye ci seen i photo wala seen ay vidéo wala seen ay son yoo xam ne moom lañ doon envoyé te xaj na en privé moom la ñeneen ñi jot ba partage ko en public mu mujj nekk loo xamante ne yàq na seen carrière professionnelle yàq na seen carrière ci côté yu bare loolu nag kon ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu musal ñu ci rek parce que du man du kenn koo xam ne mucc na parfois ci yooyu ndax tàmm moo mel noonu da ngay dem ba tàmm mbir moo xamante ne boo ko def dootoo yëg gravité bi ci nekk ñun ñëpp par exemple kenn ku ci nekk xam na ne am na liggéey yoo xamante ne yow boo gisee nit ku koy liggéey nii da ngay tiit ci sa bopp yow mais ki nga xam ne moom nga tiit muy liggéey danger boobu nga ci yëg ba tiit ci moom yëgu ko sax yenn yi day dem ba mu nekk lu naturel ci moom nekk lu simple ci moom ba tax na kon li gën rek mooy bala ñoo defat dara ci réseaux sociaux yi nañu interroger li nga xamante moo di suñu conscience tranquille laaj ndax ñun bëgg nañ ko partager ak ñeneen ñu dul ñun wala bëgguñ ko partager ak ñeneen ñu dul ñun bu ko defee dinañu mën a xam lan lañ moom ak lan la ñeneen ñi moom lan lañ mën a jàllale ak lan lañ mënta jàllale su boobaa itam dinañu dimbale ba ñu mën a sàmm suñu der sàmm suñu diine aussi itam mën a sàmm suñu ngor wasalaamaaleykum wa rahmatullah